ngeen jëfati ci ànd bi ak seen programme Walf FM Walf TV ni ñu koy defee talaata bu jot ñeenti waxtu jàpp juróomi waxtu ñu waxtaane benn ponko bu soxla askan wi tey nag ñu taamu ci ndox mi ndax bu yàgg ba tey daanaka ñetti ayu bise ngi ni ci Ndakaaru ak li ko wër am gox-goxaan yu bari yoo xam ne am nañ jafe-jafe ci wàllu ndox wala bu ñu ko amee sax anam ba mu mer tiit na leen ba tax duñu ko ñimee naan laaj yi tax ñu fas yéene ko waxtaanee tey kiñ ciy dalal nag Ousmane Thiam la tudd di environnementaliste def tamit ab jàngat bu yaatu ci wàllu barrage de Diama yëngu ci wàllu ndox moo tax ñu dalal la tey Ousmane Thiam ñu ngi lay fay. maa ngi lay nuyu Ndeye Comba di la gërëm ci invitation bi nga ma def tey di profiter ci occasion bi aussi pour nuyu ensemble maanaam ñiy déglu ak ñiy seetaan Walfadjri yëpp ñu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk ci biti. ginnaaw bu ñu la nuyoo ba noppi nga fay ñu yow it dañuy dem ni ñu koy defee saa su ne laaj askan wi seen jafe-jafe muy micro trottoir bi ndax saa su ne dañuy leen di laaj ñu joxe seen xalaat ba ko defee nag ci la ñuy tonku doog a sukkandiku ci laaj ak tontu ndax xam nga ni yàggul dara problème mu ndox bi kenn mënu koo génne ci Dakar ak li ko wër même bu dee région yi ñoom tamit am nañu problème Dakar fan yi ëppee na fi trop ndax zone yu ci mel ni Cité Cyprès Parcelles Assainies Cambérène Grand Yoff Ouakam yooyu yëpp askan wi du yàgg ñoom ñëpp ñu génn ci mbedd mi kenn ku ne di laaj ndox wala buñ la ko joxee tamit na muy mel tiital na la ba ñemee woo ko naan ñu dem régie xool ndax élément bi noppi na ñu tegal leen rubrique askan ba pare doog a wéy ci laaj ak yow 4 heures du matin du root balaa 5 heures wala balaa 6 heures robinet bi tëj ngay la nga amoon nga daal di koy la nga am rootee nga kiy wékk ci ndox mi nga utiliser ko ci ndox mi ba mu jeex tàkk tamit nga toogaat di xaar tamit jaaduwul te weeru koor la ñu ne. ñoo ci gën a sonn dëgg la baadoo la ñi am nañ seen réservoir ñoom duñu yëg ndox ndax saa yu ubbee réservoir yaa ngi fees mais ñi nga xam amuñu réservoir amuñu dara aussi dafa metti bu fekkee dañu ne ñi ngi koy defaraat ça fait que bon ñi ngi koy defaraat quoi defe naa ni awuñu benn raison pour di nax population bi xam nga il faut nag gars yi comprendre xam nga population bi comprendre. tuyau bi daal lu ñu war a defar la benn yoon rek buñ nax askan bi nag na askan bi moom kenn mënu leen a nax nañu defar tuyau bi daal defar ko benn yoon mënuñu ko defar benn yoon ñu xam ne mënuñu ko defar ñu wax ko askan bi. defar bu subaa ñu ne baax na bu sub gannaaw subaa ñu ne baaxul c'est pas normal teguñu ko fenn. te di root te ndoxu pompe ñëpp xam nañ ne baaxul suñu biir doom yaa ngi daw. Les eaux sont sales, nos maisons sont sales, nos habits sont sales, nos enfants ont des diarrhées. Xuret biir bu daw je ne sais pas moi. gis nga ko Ousmane Thiam ñoo seetaanandoo élément yooyu muy yëpp ci ñetti ayu bis yi ci wàllu ndox mi balaa week-end bi di am sax ba ñuy wax problème mu tuyau bu ñuy defar ak rupture bu am gox yu ci bari ci Dakar amoon nañu jafe-jafe ndox ba noppi lii dafa ñëw doole leen ci ñàkk gën a yaatu yow nga yëngu ci wàllu ndox tey boo ñu doon jàngatal ndoxu Ndakaaru ak. bon élément bi ma gis léegi déjà. man nag xaw ma exactement li xew ci biir mais élément bi ma gis nii moom mu ngi wax tuyau mais je pense que c'est pas un problème de tuyau ni ma gisee en tout cas information yi maanaam xibaar yi ci presse bi mooy que problème alimentation énergie ay pompe yi nekk au niveau de l'usine de captage moo donc courant moo amul woon à ce niveau moo tax fonctionné wul tuyau yi amul ndox donc je pense pas muy problème mu tuyau bu yàqu bu mel ni li fi xewoon ay mois de septembre comme ñoom tuyau bi nee nañ leen ndox mi moo ñëw rek automatiquement ñoom population bi dañuy tiit yaakaar ni waaye élément bu ñu seetaanoon yëpp dinañ xam ni moom effectivement waxul tuyau mais comme loolu mooy seen ci cause ak élément yu bari la ñu boole ay zone yi Grand Dakar yi Ouakam yi Yoff ak bu mujjee récemment voilà donc boo xoolee mbirum ndox au Sénégal même bu amul woon sax problème mu coupure de courant ndox miy ñëw Dakar doyul pour waa Dakar yëpp ndox miy ñëw Dakar doyul pour waa Dakar yëpp parce que Dakar déjà il y a à peu près 3 à 4 millions d'habitants chaque jour day yokk ndox mi ñëw nag manul par exemple Dakar quelque tane na léegi sax il fut des années am na ay at yu weesu noo ko war a am fu nekk par exemple léegi yow Dakar fi mu nekk ku nekk bu ubbi woon robinet bu kër yëpp ku nekk ubbi sa robinet dina am ñu amul ndox te ndox maa ngi ñëw dina am ñu mënul ndox mi moom matewul nit ñi moom matewul dafa am benn déficit boo xam ne dafa yàgg maanaam benn manquement si ndox mi war a ñëw pour nit ñëpp mën a mate am ndox bu ñëwul
ndox mi moo tuuti par rapport ak besoin yi Dakar waaye. su ma la déggee kon li ñuy liggéey ci ndox war koo jox askan wi moo matul. kon lii du saafara yoo xam ni mën naa saafara ci daar. waaw mais tane na parce que déjà am na temps léegi pratiquement. tane na ni muy méttee nii nga ne tane na. un problème léegi dafa amoon benn problème ponctuel dafa amoon problème parce que pompe yi nekk Kër Momar Sarr alimenté wuñ ko woon en courant. D'après ce qui est apparu dans la presse, que dañ doon def entretien le poste de Sakal. bi ñuy entretenir poste de Sakal bi jóge ci OMVS mënuñu woon alimenter courant parce que pompe yooyu li ñuy jël ci courant dafa bëri pour ñu tàkk il faut courant bu bëri courant boobu nag moo amul woon moo tax pompe yooyu nekk à l'arrêt mais léegi bu pompe yi di fonctionner normalement loolu kii exception la maanaam kii la du lu mooy pompe yi di fonctionner tout le temps bu pompe yi di fonctionner tout le temps nag dëkk bi presque on peut dire jusqu'à 80% dinañu am ndox. mais pompe yooyu bu ñu basé woo ci courant di am jafe-jafe ñu bëgg ci basé waat pour ndox mi tamit est-ce que loolu du jur leneen. non de toute façon problème mu ndox mi problème mu alimentation ndox mi au niveau de Kër Momar Sarr courant bi am na ci solo. courant bi am na solo même fii sax même surpresseur am na ay surpresseur bu nekk ay booru ngaay maxee yooyu aussi ay courant koy doxal pour ndox mi mën a egsi parce que ndox mi ay 300 kilomètres lay def à peu près pour ñëw Dakar pour ñëw Dakar nit ñi jëriñoo ko léegi am na yoo xam pour ñu mën a egg fi ñu mën a dem ci kër yi donc léegi ndox mi tane na par rapport il y a par exemple avant ñuy def investissement yu mel nii yokk diamètre tuyaux yi yokk aussi usine de captage yi parce que captage yi benn rek la woon ñu def ko ñaar avec le PLT le programme l'eau à long terme boo xam ne ay programme sectoriel eau la jógee. yaa ngi wax tane na waaye li taxaw mooy askan bi ñu ngi soxla ndox amuñu wala bu ñu ko amee qualité bi dina leen jaaxal ba duñu ko ñimee naan ndox yi day xonq yenn saa mu jaune yàggul dara tëngee diñ ko gis léegi ci biir PC yi dafay jaune ànd ak duñ ko ñimee naan mais man léegi sama laaj ci communiqué bi ñu jot ci wàllu SDE ak SONES ci wàllu ndox mi ñu ni na tàngaay bi moo ñëw kon faaw rek jafe-jafe yi am ci tàngaay bi ban rapport la am ak wàllu ndox bi ak ni ñu koy jëfandikoo. oui tàngaay bi non déjà problème bi mooy ndox mi doyul déjà am na benn déficit mais nag bu tàngaay bi ñëwee xam ne nit ki yow li nga doon naan temps sedd du loolu ngay naan temps tàngaay. temps tàngaay da ngay gën a am sensation maanaam bëgg soxla ndox parce que li ngay perdre ci ndox sa yaram li muy ñaq ak transpiration bi ngay def mooy tax ngay gën a soxla ndox loolu ci mala yi ñuy béy parce que ñiy béy ci ñaay yi aussi ñu ci bëri ci réseau Kër Momar Sarr bi la ñu alimenté wu donc loolu lépp day tax demande en eau bi day yokk ba nga xam ne boo ko seetloo sax boo xoolee livre SONES yi li ñuy pomper mois de février ak li ñuy pomper mois d'octobre ute na parce que mois d'octobre mooy gën a tàng ou bien mois de juin juillet. kon amul benn rapport ci affaire production bi la ñoom ñoo mënul produire lu mat tàngaay bi. mais amul rapport ci côté environnement ak nit ki ci wàllu ndox bi ni mu koy jëfandikoo. bon nee naa la ndox mi doyul ñun ñëpp mënuñu amandoo ndox en même temps. kon bu tàngaay jotee ñu wàcceer lu xam ni du doy day gën a aggravé wu day gën a aggravé wu parce que demande yi dañuy gën a bëri te nit ñëpp aussi dañuy gën a soxla ndox donc loolu mooy tax vraiment bu tàngaay ñëwee ndox mi du doy manquement bi day gën a feeñ temps wu tàngaay bu nekkee temps wu seddaay nag mën na sax bañ a feeñ léegi ñoom it yokk nañ si bu tawoon léegi taw vraiment une grande pluie ndox mu bëri dina tax aussi demande bi wàññeeku. parce que tool yi dinañ ci génn jur gi génn si. ci biir communiqué ba tey même fóot bi génn si am na ñuy fóote gënal ñu taataan ndoxum taw bi fóote ko. wala defe ko yenn liggéey yi moo leen gënal ñuy ubbi robinet xam ne dañuy fay robinet bi aussi. kon li ñu wax ne bu tawee. jafe-jafe ndox yi wàññeeku foofu lañ ko tekk ci wàllu taatan bi ak ñeneen ñi siy jëfandiku. waaye taatan ak climato du point de vue climat sax parce que xam nga ndox aliment la denrée la booy. mais amul feneen fu ñu koy taatan pour dolli ñoom ci seen ndox. ñoom am nañu ndox Sénégal am nañu ndox. Sénégal am nañu ndox mais nit ñi mënuñu jot ci ndox. y a énormément d'eau Sénégal dafa bëri ndox Sénégal ndox manqué wu fi
aussi bien ndox mi taaju si kaw ak ndox mi nekk si suuf taaju si suuf. lu tax mënut a matale nag. mais matale ndox mi problème bi ndox yëpp Sénégal mooy ndox mi fi mu nekk ak fi ñu ko war a jëriñoo dafa soriyanto xam nga ndox mi bu nekkee foo xam ne ay si fleuve Sénégal bi au niveau de la vallée nit ñaa ngi booru le triangle utile entre Dakar Thiès et cetera Saint-Louis côté ouest bi fa la nit ñi gën a nekk ndox mi nekk fële au nord donc il faut 300 kilomètres pour indi ndox mi capacité nag d'acheminement de l'eau boobu moo des foofu ay investissement yu gros yu investissement lourd la laaj ay maanaam def si xaalis bu bëri pour ñu tabax ay canalisation yu jëlee ndox mi ay booru Richard Toll yooyu lac ñooy fàttali rek ni yéen it ñi ñuy seetaan mun ngeen a bokk ci waxtaan bu ngeen wootee ci 88 628 99 99 ñu teg ci 114 dañu ubbi ligne bi di xaar seen laaj wala seen contribution Ousmane Thiam man li ma jaaxal ba léegi nee nga Sénégal ndox mi li ko wër bari na fu ne mën nañ faa jëlee ndox ndax Sénégal li ñuy dugal ci wàllu mën a defar ay tuyaux yu jox askan bi ndox dafa bariwul ndax xaalis la bu dee xaalis doo ma ni Sénégal ba ñu amee suñu indépendance ba léegi dañu koo ñàkk te tout le temps problème ndox boobu day ñëw te tuyau boo ko defaree mën naa dire ay années yu bëri te du yàqu nekkul lu ñuy defar di tig au lendemain lu tax ñu ciy traîner boobu ba léegi non tuyau aussi boo xoolee gëstuwaatee si affaire yi xam ne tuyau yi yàgg nañu évoluer ni ñu daan indee ndox Lac de Guiers ak fii Dakar évoluer na boo seetloo sax bu njëkk ba boo doon doxantu ay booru Kër Massar yooyu quartier yooyu nekk Kër Massar si rongel raay bi da nga daan gis ab ngandam tuyau boo xam ne mooy sul bâtiment yi tuyau boobu dootoo ko gis léegi ut na parce que dindi nañ ko remplacer ko ak ay tuyau yu ko gën a ngand yu ko gën a yaatu yooyu am ay diamètre 800 millimètres c'est-à-dire presque 1 mètre de diamètre waaye ba tey dabul ndox li ñuy remplacer ba léegi voilà te ñi daan am ndox yokku na au Sénégal à Dakar par rapport ay les années 90 am na ay quartiers yoo xam ne da nga daan toog weer robinet bi du xel yi mais c'est normal bu nit ñi yokku kay faaw nga dem topp ko yow tamit dooni rek def naa peut-être nag léegi naam def naa damay taxaw da ngay gaaw fas yéene koo def investissement bi ak taux d'accroissement population bi moo méngoowul léegi dañu waroon a def benn moment boo xam ne ba ku nekk biir Dakar saa yoo ubbee sa robinet am ndox ñun ñëpp ubbeendoo seen robinet am ndox xam nga loolu c'est extrêmement difficile loolu dafa laaj ay investissement yu ñu war a def ci ay tuyaux ay distribution au niveau des ménages et en même temps aussi limiter population bi au niveau de Dakar loolu yaakaar nga ni dina mën a am boo ko doon xayma ci sa xayma rek fii ak ñaata at la ñuy mën a def loolu non ay investissement la ay priorité la am na ay temps on parlait ñu ngi doon wax canal du Cayor le canal du Cayor ñu ngi ko doon wax temps yi récemment ñu ngi doon wax canal de Touba canal du Bawol voilà bala kii Ousmane Thiam bala ñoo dugg ci mbirum canal yi bu Bawol ak bu Cayor da nga ba noppi ndax ñoom it ci waxtaan bi la ñu bokk bu noppee ñu continuer ci laaj ak tontu allo waaw salaamaaleykum maaleykum salaam soxna Ndeye Coumba na ngeen def ñu ngi lay fay alaaji ayow ba loo bu ñoom rek alaaji ayow ba loo ñu ngi lay fay waaw ñu ngi nuyu sëñ Thiam moomu nga dalal ñu ngi lay fay di ñaanal sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimal Akhlaq yàlla na ko yàgg te wér amiin bu ko defee maanaam wàllu ñàkk ndox mi moom metti na lool tey gis nga banlieue bi yëmbal Guédiawaye ba marché Sam ndox mi ñu yor mar day taal ndoxum forage la ko mën ndoxum teen la waaye ndox la moo xam ne daal xet bi ciy jóge daanaka waa yëmbal lu mat ñetti at ñeenti at a ngi di ndox moomu nit bari nëeratuñ ko ñi am mooy ñëpp nëeratuñ ndox moomu de ndax ci wàllaa dëggee Ndakaaru bokkul ak bi jox waa banlieue bi ba tax na ñu ne ci banlieue bi moom ndox mi ñuy naan moom mar day taal yi yàlla nañu ko yàlla xajal ndox moo xam ne léeg-léeg mu xonk léeg-léeg mu ñuul léeg-léeg mu yox mi am na directeur bu ko fi wax woon sax bañ dàq ko waaye ndox mi war nga koo seetaat qualité bi bu dee ñu nekk biir Dakar moom xëy na la ñooñu dañoo manqué ndox te gis nga dex gi maanaam géej gi war nañoo mën a programme géej gi ci suñu ndox boo xam ne ci géej gi lay jóge xoolal ci wàllaa dëggee fam ne 300 kilomètres nga jëlee ko ndox di ko indi Dakar ci géej gi nekk fii nga mën koy def ci suñu ndox boo xamante ni ndox mi dañuy dindi xorom si di ko séddale ci Dakar mu doy sëkk gis nga dex gee ndox may jóge dana ma sa manqué dex gi dana ma sa manqué ndox ndax dex gi ñun rek moomu ñu ko dafa am ñun ko si xel nañ dimbali askan wi sonn nañ ndax woor ba ngoon jot amoo ndox amoo courant metti na
jërë ngeen jëf wasalaam. jërëjëf Alaaji Ayba Lo ñu lay gërëm ci sa woote interrogation yi mu fi teg ci wàllu jafe-jafe yi nga xam ni banlieue bi ñu ngi koy jànkoonteel ci wàllu ndox ndax boobu sax bokk na ci laaj yi ndax ci kanam tuuti dinañu laaj lu tax banlieue bi ak ñi jox Almadies seen ndox yi du niroo ma jëlaat ki nekk ci ligne ba noppi allo. waaw léegi moom yow nuyu naa leen. ñu ngi lay fay. ñu ngi leen di ziar ñaanal ñëpp jàmm. jërëjëf bisimilah. Daam Kan la Fall Serigne. Daam Kan yow rek la ñuy déglu. waaw man li muy bëgg wax maanaam ci mbirum Dakar comme ni mu ci seetaat yeneen situation pour jéem a décentraliser mbirum Dakar muy moo xam wàllu yoon wala ndox wala courant danañ amee jafe-jafe yu mag a mag a mag a mag a mag a mag ndax waa ji dégg naa ci waxam mu ni limitation de population kooku bala ñu dee egg waroon na mën a def décentraliser de population ndax tey ba xool ndox mi la dëgër mi waa Dakar di naan fa mu départ ndoxum xorom la ñuy naan lan moo waral loolu pour lu tax loolu di am te ñooñu di man naan te ndox moomee leneen li war nañu càmbar seetaat situation yi nga xam ne moom la population bi di dund ndax dafay comme SONES mbaa Sonatel bala yëpp bu fekkee ñoom am nañ faute dara lu leen ci fekk bu population bi amee faute nag leneen fekk leen léegi tey bu fekkee lu mel ni bu amee seen gafaka fokk lu mat 3 milliards kon danañ prévoir entretien 1 milliard doo nga xam ne yu mel ni duudu am te loolu war nañ cee prévoir ci contrat yi ñuy signé ak askan wi ndax bu li amatee ñu am ndàmpaay yoo nga xam ne day wàcc ci yow askan wi bu ko defee ñoom perte boobu ñu am danañ am entretien donte la ñuy perte ñu jël 3 carrés denc ko jël 1 quart ba prévoir ko lii ba nga xam ne yi du am moo ëpp avantage daal war nañu seetaat contrat yi ak doxalin bi ak dëkkinu Ndakaaru ni muy demee ñu war centralisé secteur yi mën a jeex sinon moom solution moom feeg yéen gouvernement mi ngi jël Dakar aaj moo ko nit ñi daw jëm fa moom yi dana bëri loolu rek laa mun ne moom di leen jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf Dame Ka ñu lay gërëm ci sa woote moom mu ngi doon wax ci affaire qualité bi ak li nga xam ne moom la ñuy jox askan bi saa su ne bu doon entretien bi dañ koy def à temps xam ne bu ñu yàqulee dara mën na leen cee fekk duñu ko defee noonu waaye dafa gis ni moom dañoo bàyyi askan wi ak seen bopp ñu jëlaat ki ci ligne bi ba noppi allo asalaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam wa rahmatulah. député Coumba Diop. waaw sëñ bi noo tudd. waaw honorable député la Mor Niang Mbacke ba. ngi lay fay bisimilah. maa ngi lay nuyu di nuyu waa Walfadjri di leen ñaanal ci shahru Ramadan al mubarak yàlla doole ñu jàmm pare tasaare ko ci biir. amiin di wax de ñoom waa SDE ak waa Sénélec dañoo lëkkaloo ñoom ñaar ndax dañoo bokk lu ñuy liggéey. ci naka. daanaka askan wi jafe-jafe yu dund yëpp ñoom ñaar kese la. waaw ndox amu ci dëkk bi courant amu ci dëkk bi ana président ana ministre yi ana ñaata moom ana dunguróom yi nañ wax ci askan waa ngi bëgg a dee kat mënoo liggéey ba ñëw courant amul ndox amul doo sangu ba pare mënu am la togg reer boo xoolee Dakar foofu ni mu mel dëgg loolu ci la matukaay surtout ñaari directeurs yi ku nekk naan sa morom yow loolu du yoon loolu nañ dimbali askan sonn nañ de dëgg la parce que mënoo liggéey bu ñoo ndox amul courant amul ba pare gis nga groupe yi bëri ñoom ñoo lakk rajo yi fi may waxam ñaari rajo seen émetteur lakk na te Sénélec moo ko def groupe yi ndox mi tamit dara ñëw fi may wax loolu tamit aussi nañ dimbali askan wi daal man daal président mënul fa mën a mais gars yi mu benn lañ njëriñ amuñu benn lañ njëriñ laa wax amuñu yàq rek jéem na jërëjëf jërëjëf ñu lay gërëm ci sa woote moom muy wax ci wàllu ndox bi ak ni ñu koy séddalee distribution ci wàllu laataa ñuy dugg ci wàllu canal yi la ñu fekkoon canal Bawol ak di Kayoor boobu ba léegi fuñ ci toll oui mais avant may dem dama bëggoon a intervenir wax tuuti si li monsieur Lo wax waaw ñoom rek Alaaji Ayba Lo waaw bon li mu wax léegi déjà en réalité ndox bi indi fii buy jógee Lac de Guiers di ñëw Dakar seetul banlieue seetul Pikine seetul Médina seetul Almadies même tuyau yi la mais lu tax léegi benn phénomène dafa am boo xam ne sénégalais yi dañ koy négliger peut-être ou bien duñ ko wax nit ñi pompe jàmbaar yi mais ñu xelli sànq sëñ bi lii robinet la bu ñu mënee may image yi lii di pompe jàmbaar nii la mel dinaa si ñëw si robinet yi dinaa si ñëw parce que robinet yi aussi mais pompe jàmbaar yi robinet yi au moins contrôlé nañ ko mais pompe jàmbaar yi dañ leen di napp te nappe superficielle bi la ñuy jël maanaam ndox mi nga xam ne
soriwul bu soree ay 10 mètres lay mais nekk. dañuy mar di dee bi problème amee moom lañ koy utiliser même loolu am na ñu koy xeex état bi mu ngi siy def lu bëri man gis naa ay dans les activités de la banlieue. waaw gis nga mu ngi nii ci robinet bi xoola image yi. voilà lii robinet la te gis waaw nga mais lii beneen affaire la dinaa si ñëw. mais toujours si question l'eau jàmbaar yi aussi lu bëri moo koy indi parce que nit ñi dañuy ñëw capter ndox yoo xam ne dafa jaxasoog foos yi xam nga ndox yooyu moom kenn mënul garanti ne man baax na. deuxièmement ndox yi muy wax ndox yi ngay wax yi génn ci robinet bi yenn saa mu changer couleur am benn couleur def ay précipité maanaam mel na lu fuur wala xeeñ moom ndox warul xeeñ mais au moins ndox war na am mën na am ay précipité yoo xam ne nga gis mu xaw a changer couleur comme ay fer nekk ci mooy forage yi nekk booru Sébikotane ak Pout yi SONES di ñëw en complément ak Lac de Guiers souvent yooyu dañuy indi ay résidus parce que ndox aussi rek il faut mu jël dara ci suuf si muy jógee. ak si muy jaar Ousmane Thiam dogguma la. mais ci wàllu pompe yooyu ngay wax ñu koy utiliser manuel yi ci koñ yi ndax boo sa robinet bi ngay fay bu weer deewee ñu indi la facture boo ko ubbee ñëwul. amuloon mën a dem jënd eau bu ñu traité ci bouteille yi lan moo fa sës li nga gis li nga am ngay def. d'accord naa ne nit ki moom du toog fii mën a. il faut mu balaa nga naan ma ba deekee nga ni naan bi xëy na su ma ko naanee naa rek boo gisee géej rek di nga ko naan mais pompe jàmbaar yi aussi il faut nit ñi ñu éduquer leen si. bu ñu bañee pompe jàmbaar yi il faut ñu indi robinet yi sinon pompe jàmbaar day gën a bari. am na ay études yu gars yi def. man sama waa koñ bàyyi naa leen sax ñuy ko jéem a cotiser pour benn pompe jàmbaar ndax ñaara fa nekk. day coupé dañ fay bëri di fa xeexoo ñun dañu bëgg troisième. pompe voilà donc pour ñëwaat ci question pompe jàmbaar yi. nee naa la liggéey en tout cas peut-être mën na def yenn tâches yi ndox bi fay jógee mais wóorul di ko naan parce que ndox mi fi muy jógee soriwul. mook foos yee dëkk lépp li les déchets organiques ay azote yeeg lépp li ñuy def moom ndox mi dañuy jaxasoo. te boo seetloo Dakar dafa bëri doomu aadama ba nga xam ne nii foos yi dañu bëri. ci banlieue bi fii boo naree jël kër gu nekk nga def fa pompe jàmbaar dañuy mujj sax day mel ni ngay ŋàcc sa foos di ko naanaat. di ko naanaat voilà doy na waar. bon léegi si li mu wax ci désaliniser la mer. géej gi comme Richard Toll sori na. ñu ñëw ci géej gi dindi xoromu ndox mi ñu dindi xorom bi jox ndox mi nit ñi population bi naan ko c'est vrai loolu am na ñu koy def. am na ñu koy def technique yi am na mais technique yu cher la. amaguñu xaalis bi wala defaguñu ko ci. non technique bi dafa cher fii amoon na fi Sénégal fii à l'état expérimental à Palmarin. foofu dañu am problème ndox ginnaaw Joalo. mais état bi expérimenté woon na fa projet avec ministère de la recherche scientifique projet boo xam ne désaliniser eau de mer bi maanaam dindi segg xorom bi génne ndox mu lewet bi jox ko nit ñi. dafa laaj énergie courant bu bëri la laaj ba nga xam ne boo seetloo ñi koy def ci àddina bi mooy ñi nga xam ne pays yu am pétrole comme pays du Golfe. te yaakaar naa ne jëlee ndox Kër Momar Sarr wala lu ko raw sax jële ko sax ba Matam wala ba Bakel indi ko fii. moo gën a yomb voilà. pour l'instant même bu ñu géej gi wëree tamit looloo gën a yomb. mais ak am énergie surtout. ci laaj yi ba tey ndax dañuy delluwaat ci wàllu canal yi. bari na lu ci mel ni barrage yi tamit Jama mu ngi fii Manantali mu ngi fii ak Lac de Guiers bi mais taxul ba tey Sénégal am li ñu soxla ci ndox ba pare ñu ngi ciy wax wàllu bay bu boobaa lan ban problème lay am. non ndox nee naa la dañoo bëri ndox ba nga xam. Lac de Guiers beeg barrage Jama Lac de Guiers bi waxu bay te mënaguñ cee naan est-ce que du poser problème. non Lac de Guiers bi ndox mi dafa gën a bëri. dafa gën a bëri ñu dëkk booru Lac de Guiers ñi ñuy déglu wala di ñu seetaan xam nañ ne ndox mi dafa gën a bëri bi ñu defee barrage yi. léegi boo xaymaa sax li ñuy ŋàcc li ñuy root. ci barrage bi ci retenue yooyu. motul sax 1% wu ndox mi. kon lañ fay daje yëpp mu nga fa. waaw ndox fay mën nañ fay naan di fa naan ba ñun ñëpp ñu lab sax ci biir ndox mi bu la neexee y a tellement d'eau ndox mi dafa bëri. problème bi ba léegi problème mu du disponibilité nan la ñuy def ba indi ndox mi ci robinet doomu aadama bi. loolu mooy problème ci suñuy ay kaw gëstu. barrage de Jama bi nga xam ñu nekk ñoom waa Mauritanie ñoo ko bokk ñoom ñu jël ci ligne bi ba noppi ñu doog a eggale laaj boobu allo. waaw allo. waaw. soxna si foo ñuy woowee. Grand Dakar. Grand Dakar ñoo tudd ak fooy wootee Grand Dakar ñu ngi lay déglu allo
dafa mel ni dégg bi am na jafe-jafe de allo kooku dafa mel ni rëcc na Grand Dakar la ñuy woowee bu mënee du gàtt ñu jël keneen allo 628 99 99 ñu teg ci 114 ñuy waxtaanee mbirum ndox mi bu amee ku nekk ci bu mu jokkoo bi allo allo. xam ngeen nekk ma leen def. waaw ñoo ngi fi. damay leb tur bi xam naa ne. noo tudd. damay leb tur bi. da ngay leb tur bi ñoo ngi sant. alhamdulilah. waaw ca yow rek li ñuy déglu. la dëgër moom xanaa ko waalo. xam naa ab Ousmane dina la ci tontu. mu ne ndax Lac de Guiers nekkul waalo. waalo la nekk. waalo ñun ne waa waalo amuñu nag 2 ans ngi ndox de baa ñu koy rot ñor ma reen ma jàpp nit ñi. sa robinet foofu amul ndox. yàlla xam ni sama kër la xam ne am na robinet balaa jàpp une heure ma jàpp 2 heures la ñuy rot. te yéen a nga ca taatu dex gi. waaw. kon su ma déggee ni waalo am na ndox dégg nga ndox. loolu du fekk ni kon waalo tooyatul. waalo tooyatul. non parce que am dañ koy invité pour mu trouver ay solution mais pas pour ñu waxee waxu boo xam ni pour défendre quelqu'un non non on va trouver des solutions naka la ñuy def ba jot ndox ba ñëpp jot ndox mi. parce que Dakar rek du Sénégal. ne ko waalo jéeri la dëkk waalo jéeri la dëkk wala waalo tàkk. allo. waaw mu ne ban waalo nga dëkk jéeri wala tàkk. côté Sador fu mu bokk bokkul waalo. Sador fu mu bokk bokkul waalo. waaw dégg naa bokkul waalo la dëkk waaw. ah. dégg na la jàpp Saint-Louis. waaw côté yëpp dañoo manqué ndox bu ñu bëggee ni maanaam ñun bu ñu bëggee ñun tamit bu ñu bëggee ni suñu bëggee ni maanaam côté yëpp amul ndox ci yéen ay mën na toog 2 mois ci am élément boo xam ne ñaan côté wàllu manqué na ndox. ah waaw kon kay yaakaar naa bu ñu nee ni kon wàllu amul wàllu am na ndox wàllu ndox mi fa la wàllu jóge ci ñun waaw mënuñu am ndox kon ñu wax leen ci mënu léeg-léeg wàllu am na ndox mu bare. wàllu ba am na ndox mu bare ñun day am ndox bon xanaa. dañuy xool affaire bi wax ni ñu koy doxalee Dakar rek aussi du Sénégal. Dakar waalo du manqué ndox Dakar di am ndox loolu c'est impossible waalo amul ndox. kon balaa Dakar di am ndox nag waalo am ndox ba pare ndax waalo fa la ñu fa ñu dëkk. jërëjëf nañ xoolal li ñu wax bu baax wax carrément ñu xam quoi moo gën. leer na Ousmane Thiam kooku moom jafe-jafe yi mu am ci waalo dëkk. te fa la dex ga nekk ñoom tax amul loolu problème mu dysfonctionnement la même ñi nekk ñi tiim Lac de Guiers bi. fi waa Dakar di naan ñooñu amuñu ndox. man dem naa fii ay dëkk yoo xam ne. ñoom ñoo tiim ci tuyau bi romb leen. voilà te amuñu ndox. loolu moom ay dysfonctionnement day am dysfonctionnement maanaam ay arrangement yu ndaw. ay fàtte wala voilà bon peut-être bi ñuy defar tuyau yi pour defaraat beneen affaire beneen. branchement ça allait coûter extrêmement cher pour te population yu bëri wuñu woon foofu. moment yooyu ay dysfonctionnement xam ne neex na réglé. yooyu day am dem naa fi Ferlo dans le Ferlo fii à vers Vélingara Ferlo. bi ma fa demee bi may dem sax dañ ma ne booy dem foofu yóbbaaleel ndox. yóbbaaleel ndox dafa la ndox may jógee. yéeme na voilà donc tu as vu problème mu ndox dafa posé au Sénégal parce que Sénégal aussi il faut ñu xam ne c'est un pays sahélien. waaw ñu jël ki ci ligne bi allo. asalaamaaleykum. sëñ bi na nga def. Adja Ndeye Coumba. waaw fàttali tur bi. dafa am benn boo xam moo woo léegi ci affaire ndox mi. nee na mu ñëw mën nañu wut seen groupe bi bopp ak yëpp. ndox mi loolu nag moom laa koy laaj. mën nañoo dooleel ndox mi carrément dem parce que Sénélec. li ñu am jafe-jafe yëpp Sénélec ci la bokk. léegi nag ñoom waa SDE bu ñu demee wutile seen groupe bopp yoo xam ne mooy doxal seen ndox mi. bu boobaa xam nga il faut que ñu mën a yokk dañuy mën a yokk ndox mi. bañ a dépendre Sénégal loolu moom laa koy laaj mu toog foofu bu fekkee mi may dégg. maa ngi lay dégg. bu wutee ay groupe boppam ba teg ko installé nga xam du soxlaa ci Sénélec. il faut que ñoom ñu yokk facture bi. voilà loolu moom beneen jàngal la waaye coow li yëpp mooy Sénélec ñii moom. bu ci Macky Sall waxut moo ko yóbbu peut être jërëjëf. kii bi Sénélec bi ak courant bi groupe yi waaye tamit ci mbirum Sénégal zone sahélien la foofu la ñu fekkoon boo ci njëkk a tontu wala danga may non je pense que aussi kan bi wax woote woon ak Mor Niang le député là waaw am na ay questions yu ñu fi bàyyi ba léegi waxaguñ si mais kii mën naa ko tontu rapidement kii mujjee wax ni waaw danga may ma jël ki ci ligne ba tontul ba pare ma doo ko jël kooku oui parce que man aussi moom li mu wax man aussi foog naa ne yaakaar boobu laa am problème essentiel bi Sénégal lu problème mu ndox xam nga nee naa la ndox mi bëri na problème mu énergie la énergie bi ñuy permettre ñun ñu mën a jëlee ndox moomu indi ko fu ñu yóbbu ko fu ñu neex
problème bi. kon moom yaakaar nga ne solution groupe bi mu wax nii buñ ko amee yu bari capacité bi wala loolu ba tey waaye loolu la mais xam nga maçon na nekk maçon menuisier nekk menuisier tailleur nekk tailleur Senelec mooy defar courant bi moo koy jaay SDE ndox bi moom moo koy jaay. waaye ne Senelec di continuer mën a jaay nañu def fexe ba nga xam ne Senelec fu mu mën a toll war na mën a jox courant bu doy SDE. mais bu ñu boolee SDE muy jaay ndox. aussi du dugal ko si ay courant te xamul ne pompe yooyu. ay 50 000 volts yooyu. ay li muy jël day bari li muy jël day bëri. li muy jël day bëri quantité. daal toutes les façons moom nañu solution pour seen courant di doy ba ñu mën a jox ñëwaale si question wu Mor Niang bi parce que c'est toujours c'est dans le même sens parce que gis nga groupe yi muy wax les groupes de la SDE courant bi ñu jël dafa bëri te day mel ni yow rek nga ñëw jël sa potu ndaa mar jël potu ndaa potu tamaate yu mag yooyu ba mu fees dell ak ndox ñëw rek jéem a naanandoo lépp di nga am problème mu bóolli doo mën a wan pompe yi nag ak tuyau bi noonu la demee pompe yi boo koy da nga koy baaral li ñuy wax baaral da ngay taal tuuti muy ñëw sinon pompe tuyau bi day exploser maanaam baaral boobu nag dina def ay fan egsi normalement loolu mooy waral li après coupure yi muy am ay problème lenteur si ndox bi di egg si kër gu nekk yaakaar naa loolu nga leen tontu leer na ci seen bopp ci ponk bi ma la bëggoon a laaj sànq rek laata laaj ci téléphone di ñëw ci wàllu barrage de Diama ñu séq ko ak réew bu ci mel ni Mauritanie te moom fi mu ne ndox ma bari na fa trop waaye ñoom liñ ciy jëfandikoo sax moo ëpp ñun liñ ciy jëfandikoo léegi loolu lan nga yaakaar moom moo ko waral ci suñuy gëstu ñoom liñ ciy def moo ëpp fuuf ñun liñ ciy def léegi lu tax dañoo sàggan wala non bon bu ñu ko gisee ni sàggan parce que bu ñu ko gisee ni sàggan aussi day mel ni dañuy day kon soxlawuñu ndox bi ñooñu ko gën a soxla nañu ndox sax soxla ñu ndox mais Mauritanie aussi sonn parce que Mauritanie si dafa lalu si xorom ba nga xam ne nab yi Nouakchott kon dañ leen a yërëm waaw non yërëmuñu leen sax yërëmuñu leen ku nekk war nga si jël li sa soxla nga faj si sa soxla Sénégal war na si faj soxlaam Mauritanie faj si soxlaam Mali faj si soxlaam te du jeex loolu mooy problème fondamental bi ku nekk faj si sa soxla te du ñu ko yàq kon Mauritanie dañoo gën a soxla daal moo tax ngay gën a soxla parce que gën ñu farlu aussi gën a farlu aussi loolu la parce que Mauritanie xam nga quand il y a la pression sur toi boo toogee Mauritanie problème mu ndox naar yi problème foofu dafa amoon problème ndox ay dañu dëkk seen suuf si yëpp xorom la ba nga xam ne boo wàqee sax même bu ñuy defar tali bu ñuy wàqee ay blogu xorom ay nga yaakaar ni ñun assainir bi duñu dem ba nekk si boobu pression Dakar ak dëkk-dëkkaan yi ñuy yuuxoo ndox saa su ne ndax heure boo xoolee ndox bu ñu naan laaj na investissement yu bëri moo taxoon ma ne la au début les gens am na ñu doon dem sax naan pour tuyaux yi chaque jour nga jël tuyau def ay commande ay tuyau fonte wala ay tuyau yoo xam ne diamètre bi day yaatu de trop vaut mieux def benn canal en béton armé jëlee ko boo xam ne day mel ni déeg fleuve dex artificiel bu jógee lac de Guiers ñëw Dakar mais bon projet boobu defoon nañu ay études defoon nañu lépp depuis temps au régime Abdou Diouf la woon ba léegi bon apparemment sax boo seetaatee lu ko yi dafa mel ni projet bi dafa gën a dellu ginnaaw fi mu nekk kenn waxatu si daal te yaakaaroon nga ni boobu mënoon naa régler lu bari mais y a des solutions mën na am ay solutions parce que léegi Dakar ak Richard Toll xataay boo xam ne fii tali la fii ay kër fii lu nekk walla gas def ay tuyaux di continuer di def ay tuyaux lal dëkk bi yëpp ay tuyaux loolu mën nañu trouver benn solution bu gën a économique gën a gérer espace bi aussi jërëjëf li ñu cëraloon ci waxtu jeex na tàkk ñuy fàttali rek ni Ousmane Thiam lañ fi dalal tënk rek tuuti nga tàggoo ndax xoj nañu mais di la gërëm yow d'abord remercier vraiment si invitation bi di gërëm Walfadjri parce que c'est la deuxième fois que ñu may invité fii si par rapport à mon livre là di gërëm aussi suñu mbokk yi nga xam ne participer nañu si débat bi ak ñëpp ñu doon déglu bon di wax nag affaire ndox bi moom bu ñu découragé peut-être régime bi bu ko deful aussi dina am régime yu ko def parce que ñi di naan def sa dexu béton boobu ngay wax voilà wàññi lu bari parce que il faut nit ñi di naan parce que loi bi sax te nit ñi faaw ñu yokk voilà nee na priorité numéro 1 mooy ndox
boo ñëwee gis ndox mi. kii ne damaa bëgg a fóot kii ne damaa bëgg a sol sama oto. kii damaa bëgg a bay nga ne kii ko damaa naanal bëgg a ba pare. bay xaaral ba ki naan ki soxla pour naan loolu la loi bi wax. loolu je pense que dinañ si gën a jublu. wasalaam loolu la amoon maa ngi leen di gërëm. jërëjëf ñuy fàttali Ousmane Thiam di environnementaliste di yëngu tamit def gëstu bu yaatu ci wàllu ndox ci barrage de Diama moo taxoon ñu dalal ko fi waxtaanee jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkoonte Ndakaaru ak li ko wër ak gox-goxaan yi nekk ci biir réew mi beneen talaata ñu déggaat leen daje waxtaane la leen jërë ngeen jëf.